parce que tamit comme ni ma koy waxee dëkk ci ndox déjà doy métti na boole ceeg dëkk ci lu mel nii d'abord parce que bu ngeen gisee tey ñi ñëw programme mu mel nii dañuy d'abord sant di gërëm d'abord njiitu UCG Mar Thiam parce que tamit comme ni ñu ko waxee xam nañ ne bu salte nekkee ci wàllu ndox fu mu war a jaar ndox bi du mën a jaar donc bés bu ñu gisee inondation yi commencé ci au niveau de Yeumbeul man personnellement dama contacter le coordonnateur Mar Thiam pour ne ko lépp lu ñu mënta gas tamit ngacc indi ci ay moto pompe comme ni ñu koy defee ngacc ko ndox bi du mën a dem moo tax Mar Thiam tey déployer équipe UGG bi jiite ci le coordonnateur de Kër Massar muy monsieur Sow ak ànd ceeg le coordonnateur de Yeumbeul Sud Ndiaye ak aussi le Yeumbeul Nord monsieur Ngari vraiment indi ci équipe bi tey pour ñu mën a def opération coup de poing pour lan indi ay motocyclettes indi aussi personnel bu doy pour tey ñu mën a génnee fii poubelle bi Malick bi parce que tamit il faut que ñi xam lenn loo xam ne mooy tey ñun man tey autorité la mais dama fay taxawaayu doomu dëkk bi parce que fii laa dëkk mooy tan inondation bu amee état am na ci responsabilité collectivité locale yi am nañ ci responsabilité wante ñin population bi tamit am nañ ci responsabilité mooy lan tey foo jëlee fu ndox war a jaar nga jël fa samp sa kanting ndox bi dootu fa jaar boo jëlee fu ndox war a jaar nga jël sa mbalit sotti ko ci yaakaar naa loolu mooy ndox bi bu mu jar te gis nañ ne tey au niveau de Afia Yeumbeul Sud ba judd yi yëpp ndox bi fii lay walangaane fii lay dem pour mën a rejoindre tey kii égout bu mag bi donc moo tax tey ñun lu ñuy lancer un appel tey au niveau du président de la République son excellence Macky Sall parce que comme ni ma koy waxee ñaari casquette laa fi ñëwee en tant que conseiller spécial du président de la République mais en tant que doomu gox bi aussi tamit parce que tamit ku dee ak sa bàmmeel parce que nee naa ñin buñ demee ba jox ñu dëkk ren nameñu ñii ñoo tax parce que du xob yi du ay jinne ñoo koy woote wante ay nit ñoo koy woote nit yooyu bu ñu nekkee ci jafe-jafe ñun dañoo war a ñëw taxaw seen wet nekk ci seen jafe-jafe moo tax nag ñu ngi lancé un appel au président de la République pour ñu xool tey yan anam la ñuy mën a tey jëlaatee marché bi pour mun ko defaraat mais buñ ko mënee def état mënu ko def parce que il faut collectivité mairie bi def ko mais nag malheureusement mairie bu nekkee moog état bokkuñu jëmuwaay yaakaar naa ne problème bi daf fi mos a dëkk tey gis nañu Yeumbeul Nord mi nekk à côté gis nañ tey projet Promoville mu ngi fa projet yu bëri yi fa état bi yëpp mu ngi fa mais tey gis nañ Yeumbeul fii dara nekk fi te pourtant tey marché bi gis nañ ne tali bi marché bi moo ko baaree tali route de Boune bi foo gis kanting la mais war nañu mën a jéem a créer fi ay marché bu bees ba mën a déloger nit ñi ba ndox bi bu tawetee mu fiy jaar donc je pense que ñun mu ngi suñu calendrier une fois élu maire de la commune de Yeumbeul Sud incha allah rabi dinañ fi defaat marché bu moderne marché bu jëj gayo te aussi tamit dama koy wax tamit ku yeboo mere ñu wante fépp waaye def kanting te waroo fa def kanting dinañ la fa jëlee parce que tamit nit boo bëggee nit ñi mere la doo liggéey parce que tey comme ni ma koy waxee souvent borom kanting yi dëkkuñu fi ñii di jël kanting yi di fatten yooni mbedd yi dëkkuñu Yeumbeul Sud wala bu ñu fi dëkkee tamit bëgguñu Yeumbeul Sud damaa yaakaar ne nit boo bëggee Yeumbeul Sud bëgg développement Yeumbeul Sud waroo fatt yoon jël sa kantin def ko ci ab yoon bu ambulance ñëwee du jàll bu lakk-lakk ñëwee amee mar d'Italie duñu am solution donc je pense que tey il faut comprendre des mesures draconnières tey jéem a conscientiser jéem a yaraat population bi jéem a yaraat suñu bopp moo tax tamit may profiter occasion bi di remercier équipe bu ñu àndal yëpp di remercier yéen journalistes di remercier di jiite remerciement bi le coordonnateur de l'UCG monsieur Mar Thiam parce que tamit comme ni ma koy waxee ñii. jërëjëf Omar Sow kontaan nañu. ñii ñi ngi def liggéey ñi ngi def liggéey. est-ce que merci beaucoup ñi ngi def liggéey bu am solo parce que tamit ñii du ñu fayeeku nit dërëm seen liggéey la ñuy def dañuy yendoo saltel mais bu ñu xëyee fanaan gis ne mbalit bi dañ na fi du ay jinne ñoo koy dindi du ay luxus mais ay nit njaay ñoo fi nekk donc te UCG war nañ leen sant gërëm leen wante gën a yombalal seen liggéey mooy ñi xool fu ñu war a tuur ñu tuur fa parce que dañ fiy teg camion suba ba guddi nit ñi aussi dem di leen tuur donc ñii tamit war nañ leen sant gërëm leen xam ne ay doomu jàmbur lañ xam ne ay sénégalais lañ xam ne ay nit lañ xam ne ñi am góor lañ donc ñii tamit vraiment war nañ leen sant di leen gërëm parce que Malick mi kenn mënu fee dugg mais nag ñoom ñu ngi bàyyi seen lépp di ci dugg donc ça veut dire que Malick bi c'est de l'or donc maa ngi sant aussi le délégué de quartier bi fi nekk Diouf di sant délégué de quartier yi wër gox bi yëpp di sant le délégué de marché bi aussi taxawaayam mais di leen wax ne tey nekk gu ñu maire mais tey suñu cër mooy taxaw leen ci inondation yi indi ay moto pompe def fi mais tam indi UCG indi ay tracteur jéem fee dégager poubelle bi pour trouver une solution en attendant aussi dama bu ñu jëlee collectivité locale bi jéem a trouver une solution définitive di santaat di gërëm ñëpp di sant vraiment UCG bu baax bu ngeen demee ngeen ne monsieur Mar Thiam sant nañ ko gërëm nañ ko te ñun waa Yeumbeul de wax dëgg yàlla jafe-jafe bu ñu mënti am amatuñu jafe-jafe mbalit
parce que mbalit bi mu ngi fiy dem automatique yaa ngi fiy dugg bu baax a baax vraiment sant nañ di leen encouragé bu baax a baax vraiment jërëjëf biir yëmbal jërëjëf tous les journalistes yi fi nekk vraiment di leen wax ne dañoo war a bàyyi la politique politicienne parce que tey ñun les politiciens dañoo war a xam ne askan bi moo ñu fal mooy lan bu nekkuloon askan bi du ñu nekk dara ñun ci impôt askan bi la ñuy fayee nañuy wax askan bi dëgg di dox dëgg si ñoom di bokk ak ñoom nakar yi parce que tamit nit bu noo nekk politicien askan bi nekk ci nakar ci jamono ji ngay jël nakar boobu di leen kekkandoo ci nakar boobu mooy lan nga di ko yokk mooy duñ la gis wala buñ la gisee yaa ngi roofal kii di roppil kii di xool koo war a mën a dimbali ci moto pompe damaa yaakaar ne man bu ma indi ay moto pompe au niveau de Yeumbeul Sud xooluma ko ànd ak Bara Gaye xooluma ko ànd ak Ousmane Sonko xooluma ko ànd ak Macky Sall damaa xool ne sénégalais bu nekk ci ndox damaa xool ne sama dëkkandoo Yeumbeul Sud bu nekk ci ndox daf ko cee war a jëlee donc loolu laay santaat di gërëmaan ñëpp di wax ne nit ñi nañu xam ne la politique dafa war a jeex ci réew mi te aussi tamit di remercier vraiment ñëpp di sant di gërëm ñëpp di waxaat ne aussi ensemble nous allons continuer le travail ensemble aussi nous allons accompagner ensemble aussi nous allons sensibiliser vraiment sant nañ leen gërëm nañ leen vraiment di sant aussi équipe bu mu àndal yëpp di leen wax ne ñin daal seen i doom lañ délégué lépp fu ñu leen war a taxaw soxlawuñ ci jërëjëf parce que ñin ci impôt askan bi la ñuy fay boo gisee Macky Sall am sañ-sañ defal ñu décret askan bee ko fal donc ci décret boobu ñi ñuy fay bu ngeen nekkee ci jafe-jafe dañoo war a génne suñu poos ñëw taxawu leen soxlawuñu seen jërëjëf parce que seen xaalis lañ leen fii delloo si waat parce que yéen a ñuy fay ba bu ñu mënee fanaan ci ay climatiseur mën a dawal oto yi neex yi yéen a donc yéen bu ngeen ñu defee la loolu ñun dañ la war a gelloowaat njukkal bi mooy bu ngeen nekkee ci jafe-jafe ñu taxawu leen soxlawuñu seen i merci soxlawuñu seen jërëjëf lu ñu bëgg rek ngeen ñaanal ñu yàlla ñuy gudd fan ngeen ñaanal ñu yàlla ñuy wër ngeen ñaanal yàlla ñi am xel chaque jour di mën a jëfee lii di mën a am xel chaque jour di mën a def lu baax jërë ngeen jëf